Assalamualaikum warahmatullahi ami téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Makhama TV gannaaw bañ leen nuyoo ba pare ñu ngi leen di ziar bu wér tey nag ñu andi leen seen émission santé et ramadan nag tey mu ngi waxtaanee comme thème du jour li ñuy wax le diabète et ramadan tey nag ñu seet ci suñu benn médecin boo xamante ne mu ngi tudd docteur Amadou Fall Cissé nekk koo xamante ne xelam dafa màcc ci wàllu wér ak wérle tey nag moom la ñuy dalal tey fii nga xamante ne moo di Sicap Mbao ci clinique Cheikh Ahmadou tey nag mu nekk médecin boo xamante ne rek wàllam dafa màcc comme ni ma ko waxee woon sànq rek ci wàllu wér ak wérle tey nag mu ñuy waxtaanee li nga xamante ne moo di diabète def na li nga xamante ne mooy parcours bu extraordinaire comme ni ñu ko waxee parce que te nekk na fi nga xamante ne mooy médecine interne def na fi nga xamante ne moo di endocrinologie diabète et nutritionnelle mu ngi ko defee fi nga xamante ne rek mooy centre hospitalière national bu Pikine gannaaw bu mu jógee foofu nag def na ay jaar-jaaram comme tous les médecins mu ngi jaar fi nga xamante ne mooy cardiologie jaar na fi nga xamante ne mooy urologie jaar na aussi fi nga xamante ne mooy dermatologie ak pédiatrie kon gannaaw bu ñu nuyoo ba pare rek ñu ngi nuyu ki nga xamante ne rek mooy docteur Fall Cissé di ko nuyu di ko bàyyi mu nuyonteeg téléspectateurs yi koy seetaan fi nga xamante ne mooy Makhama TV. Asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen gërëm ci teewlu bi man la docteur Ahmadou Fall Cissé maa ngi nekk fii ci clinique Cheikhul Khadim bi nekk Sicap Mbao tey man maa am opportunité ñëw waxtaan ak yéen ci benn sujet boo xamante ni peut-être mën nañ ni yitteel na ñëpp c'est un sujet d'actualité boo xam ne dafa ñëw ci période am mooy diabète ak ramadan sunu mbokk yi nga xamante ni ñooy waa Makhama TV déplacé wu ñëw fii jox ñu opportunité ngir ñu mën a waxtaan ak askan wi mu nekk loo xamante ni lu am solo la lu ñu bëri war a faral di def parce que mën nañ ni médecins yi jotewuñ ci ñëpp waaye nii ñuy def nii bu ko ñëpp di def amaana information bi ñu bëgg mu jotee ci askan wi dina yegg ci ñëpp incha allah ñu ngi leen di sant ñoom tamit bu baax te di leen gërëm. Fall Cissé gannaaw ban la bàyyee nga nuyonteeg téléspectateur yi lay seetaan ci Makhama TV kon ñu jàll rek li nga xamante ne rek mooy suñu thème du jour ñuy waxtaanee li nga xamante ne rek mooy diabète et ramadan kon docteur Fall Cissé ñu dem suñu première question rek mooy ndax ki nga xamante ne am na diabète mun na woor wala déet. Anta dégg nañ laaj bi pour ñu aborder sujet bi je pense que mën nañu wax ci tuuti ci. lan mooy diabète lan mooy sababu koor ak seen relationnel ñoom ñaar pour ñu mën a wax ni mën na nekk wala mënut a nekk bu déggee ñuy wax diabète mooy nit ki nga xamante ni dañoo gis ni ci moom suukar bi nga xamante ni dafay daw ci deret bi dafa yéeg ci diir bu yàgg te li ko waral nekk benn jafe-jafe ci li nga xamante ni yaram bi mu ngi koy sécréter muy insuline bi soit mu nekk dafa amul soit mu nekk dafa doyul wala dafa ci ni mu war a liggéeyee daf ko mënatul matale maanaam amul capacité dem jëli suukar bi ci deret bi ngir mën ko yóbbu ci fi ñu ko soxlaa ngir mën ko métaboliser loolu finalité bi mooy suukar si dafay mujj di yéeg en excès parce que li ko waroon a jëlee ci deret bi yóbbu ko ci fi ñu ko soxlaa dafa am jafe-jafe soit ci quantité bi soit ci ni mu war a liggéeyee ci ñooñu noonu dafa am benn mbir mi nga xamante ni bu yegsee ci ñoom dafa laaj ñu saytu xool bu baax seen bopp mooy lu ci mel ni koor ci biir weeru koor gis nañ ni ay mbir yu bari dina changer ci dundinu doomu aadama yi ci ni muy lekkee ni muy yëngoog ba ci léppam sax mën nañ ni dafay am ab soppeeku bu ñu ñëwee nag ci laaj bi nga laaj mooy naxam ki diabète mun na woor wala mënuta woor mën nañ ci tontu wax ni ki nga xamante ni am na diabète mën na woor waaye dafa am ci diabète gi ñi nga xamante ni mën nañu woor ak ñi nga xamante ni mënuñu woor su ñu nee diabétique mën na woor dañoo jël cadre global bi diabète terewul nit ki mu woor ñoom nag ci seen biir am na ci ñi nga xamante ni mënuñu woor parce que dafa am ay mbir yu tax am ñi nga xamante ni mën nañu woor parce que dafa am ay mbir yu tax
bu ñu jëlee ki nga xamante ni dafa am diabète de type 1 nga xamante ni kooku mën nañ ni amul insuline ci yaramam dafay obligé ñu koy piqûre insuline pour mu mën di liggéey bi war di jël suukar bi ngir yóbbu ko ci cër yi nga xamante ni ñoo ko soxla kooku dañ naan ko woor dafa nekk lu gënul ci moom li tax mooy bu fekkee mu ngi doon jël insuline am normal nekk ci situation d'équilibre koor gi bu ñëwee mbir yi dafay changer mën na nekk ki nga xamante ni dafay obligé di wàññi dose insuline yi mu doon jël te peut-être lekkinam du soppeeku mën na am sax dafay gën a xaw a yokk tuuti ci wàllum consommation en sucre parce que koor dafa xaw a nekk période boo xamante ni li ñuy jël ci suukar dafa xaw a bëri kooku nag di diabétique de type 1 nga wàññi insuline yi ngir bañ yenn complications yu mën a def am comme lu ci mel ni yenn hyperglycémie yi mën na ko jural faf benn complication yi nga xamante ni peut-être dinañ ci ñëw après ba tax mu mën ko jural ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramam kooku dañ koy wax ni gënul ci moom bien que bu entêté woo sax mën nañ ko accompagner ci koor gi xam nan lañ ciy demee mook médecin am beneen population diabétique yi nga xamante ni bokkuñu ak type 1 yi nga xam ne ñoo gën a bëri ci diabétique yi ñuy jànkonteel mooy diabétique de type 2 diabétique de type 2 yi ñoom it mën nañu woor mais ci kaw condition bi mooy dafay nekk ay diabétique yu équilibré yi nga xamante ni seen suukar ci période bu xaw a yàgg normalisé wu na mu nekk diabétique yi nga xamante ni amuñu yenn feebar yi nga xamante ni dafa nekk ak ñoom comme ay comorbidité yi ñuy dundaale mu nekk diabétique bi nga xamante ni amul ay antécédents d'hospitalisation yu yàggul ñooñu mën nañ leen conseiller ñu woor naka la ñuy wooree nag loolu tamit faw ñu saytu ko ngir mën koo leeral xam naa après dinañ ci ñëw ñi nga xamante ni ci diabétique de type 2 yi dañ leen di éviter loo koor gi mooy ñi nga xamante ni seen diabète dafa déséquilibré ñi nga xamante ni am nañ ay jafe-jafe ci seen wàllum wér-gu-yaram dañoo xaw a fragile ci jamono yi koor gi di yegsi noonu mën na nekk comme ñi nga xamante ni ñi ngi wax ni diabète de type 2 yi mën a woor waruñu am ay comorbidité kon ñi am comorbidité yi woor dafa gënul ci ñoom diabétique de type 1 woor gënul ci ñoom diabétique de type 2 yi nga xamante ni dañoo déséquilibré woor gënul ci ñoom ñi nga xamante ni dañoo am ay comorbidité maanaam dañoo am ay feebar yoo xamante ni dafa nekk ci ñoom lalu ci diabète bi ñooñu tamit koor gënul ci ñoom parce que ñooñu ñooy ñi nga xamante ni mën nañ leen xamal ni koor dafa mën a jur ay jafe-jafe ci seen yaram ba wax leen tamit bu ñu sañoon ñoom duñu woor ñeneen ñu dul ñooñu mën nañ leen permettre ñu woor mais ak benn accompagnement boo xamante ni ci la ñuy nekk. docteur Fall Cissé comme ni nga ko waxee rek sànq wax nga nu li nga xamante ne mooy diabète de type 1 et de type 2 wax nga nu tamit ñi war a woor ak ñi mënta woor kon si foofu rek la ñuy jàllee fi nga xamante ne rek mooy suñu deuxième question di la laaj rek ñi nga xamante ne waruñoo woor si mois de Ramadan bi bu fekkee ne woor nañ yan jafe-jafe lañ si war a mën a jëlee. te li tax ñu wax ni diabétique yenn ci diabétique yi waruñoo woor. suñ ko waxee dafa am ay complications yu mën a jur parmi complications yooyu noonu mën nañu ñëw ci ay situation de déséquilibre lu ci mel ni seen suukar yéeg bu ëpp wala suukar si wàcc bu ëpp wala ñuy am ay déshydratation wala comme ni ñu ko waxee woon ci ñenn ñi am ay comorbidité yeneen tawat ci seen biir même tawat yooyu noonu sax mën nañu gën a aggravé wu ci période Ramadan bi. ki nga xam dañuy wax ci moom ni suukar si mën na yéeg bu ëpp exemple bi ñu ci mën a joxe mooy diabétique bi nga xamante ni mu ngi jël ay garabam parmi garab yooyu am na ci garab yoo xamante ni dañuy wàcc suukar bu baax kooku pour mu woor médecin bi dafay jël initiative yi ne dañuy changer traitement bi yooyu dinañ ci ñëw après nga changer ko ne da ngay wàññi dose yi par exemple mujj bi suukaram yéeg bu ëpp ba mu jaral ko hospitalisation ci ay structures d'urgence
wala nga ni damay maintenir traitement wu kooku noonu maintenir ko ci biir koor gi ñëpp xam nañ ni doo am apport alimentaire doo lekk doo def dara suukar si mujj wàcc bu ëpp ba jural ko tamit li ñu mel hospitalisation décompensation de taari tamit lu mun a am ci ñi nga xamante ni dañuy diabétique wala comme ni ñu ko waxee déshydratation bi di nga toog ay waxtu yu bari yoo xamante ni ci biir weeru koor doo indi ndox ci sa jëmm ji te da nga koy soxla te am ci ay xeetu garab yi nga xamante ni boo koy jël àndul ak déshydratation wu ndax dafa mën a jur ay complications yu xaw a doy waar ba léeg-léeg sax yu mën a faat bakkan. waaw comme ni nga ko waxee rek docteur Fall Cissé kon nag nee nga ki nga xamante ne dafa woor rek risque yi nga xamante ne war na ko see jëlee bu fekkee ne dafa am li nga xamante ne moo di diabète kon ñu bëgg a xam ndax ki nga xamante ne diabétique la te muy jël li nga xamante ne moo di ay garabam di naka la mun a wooree en même temps di jël li nga xamante ne moo di garab yi nag. dañoo war a xam ni weeru koor ci diabétique dañ ko war a waajal. bokkul ak loo xamante ni dañuy bàyyi ba mu yegsi rek diabétique bi ñëw maanaam ñu ni suba la koor gi mu ñëw ci bureau bi ne la docteur man mi damaa bëgg woor bu boobaa léeg-léeg sax ay jafe-jafe dina ci am parce que lii argument yi war a tax nga ni ko mën ngaa woor wala mënoo woor du jàppandi ci yow dafa laaj préparation parce que ñun xam nañ ni weeru koor par exemple fii ak at mën nañ ko natt xam kañ la war a ñëw bu ko defee képp ki nga xamante ni da nga am diabète dafa baax ci bu koor gi di waaj a jege si lu tolloog ay ñetti weer da ngay dem ci médecin bi ñu commencé di saytu yaram bi liñ ciy xool mooy équilibre boobu noonu ñu doon waxtaanee dafa baax ñu xam ko ci période yooyu noonu xool ni suukar si mu ngi baax xool ndax yaram bi amul beneen jafe-jafe ci diir boobu noonu yëpp ba koor gi di yegg si bu ñu génnee ci préparation bi nga xamante ni moom mooy am avant weeru koor gi di ñëw léegi-léeg sax ci biir préparation bi médecin bi dina def ay genre woorloo malaadam pour tester ko xool ndax dina def lii wala du def lii nga jël benn bis ne ko wooral ba pare wax ko ni mu ci war a demee li ci ëpp ci malade yi nga xamante ni dañuy jël ay garab ci koor gi li ci mel ni ay comprimé yi dafa bëri ay famille dafa bëri ay classe ñi nga xamante ni dañuy jël classe bi ñuy wax biguanide ñoo xam ne moom mooy metformine bi boobu le plus souvent bu dee malade bu équilibré la yarul ñuy changer posologie bi mu doon jëlee ay mbiram bu doon jël garabam suba ak ngoon mën nañ ko bàyyi muy jël garabam suba ak ngoon parce que gis nañ ni du garab buy joxe hypoglycémie waaye yooyu ñi koy jël dañuy war a veiller ci di naan ndox bu bëri surtout ci ñi nga xamante ni ay mag lañ mën nañ maintenir posologie bi yokk niñ doon naanee continuer seen garab yi normal ci classe yi nga xamante ni ay sulfamide lañ yi nga xamante ni ñoom dañoo bokk ci yi mën a woon a wàccee suukar ci bu baax ñooñu faw mu am soppeeku bu am ci ni ñuy jëlee seen garab ñu si doon jël benn garab ci suba si bu ñu doon ndékki dañ leen di wax ñu jël seen garab ci ngoon bu ñuy ndogu ñi nga xamante ni dañoo dajale ay garab yu bëri di ci naan lu ci mel ni di jël ay sulfamide yi wàccee suukar boole kook metformine ñooñu léeg-léeg dinañ leen xool bu fekkee équilibré nañ am na ñoo xamante ni mën nañ wàññi dose garab yi ñuy jël yenn yi comme ni ñu ko waxee ñu jël sulfamide bi yóbbu ko ngoon léeg-léeg sax beneen bi mën nañ ko dindi fileeg koor gi di jeex ci malade bi doonoon ko équilibré bu fekkee malade yi nga xamante ni dañoo nekkoon doon jël insuline nag ñoom tout dépend ci ban xeetu insuline lañ doon jël insuline basale bi ñu koy jël dañuy wax ni mën nañu wàññi seen dose de moitié surtout basale bi wala NPH basale bi la ci ëpp moom duy faral di sax joxe hypoglycémie mais comme koor gi da ngay toog diir bu yàgg boo xamante ni doo indi suukar lépp luy insuline war nañ mën a wàññi dose yi bu dee insuline prémélangé yi la ñuy jël yooyu noonu ñoom dose bi nga xamante ni dañ ko doon jël ci suba si dañ leen koy yóbbul ci ngoon si xaw a wàññi tuuti dose bi léeg-léeg dose bi ñu doon jël ci bu ñuy reer ñu yóbbu ko ci bu ñuy xëdd moom itam bu boobaa dañ koy wàññi parce que insuline yooyu dañoo bokk ci li nga xamante ni dañoo mën a wàccee suukar ci bu baax yooyu attitude mooy lu ñu war a def ci ñi ëpp ba pare nag ñu imposer leen ñuy faral di xool seen suukar ci biir journée bi
bu ñu wooree ba ay booru midi 1h ñu natt suukar si xool bu fekkee suukar si mu ngi nekk maanaam peut-être nañ 0,7 jëm suuf kooku moom dañ koy wax na arrêté koor gi te dem xewlu ji ndaxte ndogu ji xaw na sori. fay baax ki nga xamante ni dafa am diabète ba pare nekk di woor ci biir journée bi muy tàmm di xool suukaram bu fekkee ci journée bi ay booru midi 13h xool na suukar si mu gis ni suukar si wàcc na ba ay 0,7 jëm ci suuf kooku dañ koy conseiller mu arrêté woor bi ndaxte ndogu bi xaw naa sori te suukaram mu ngi wàcc bu baax pour bañ mu am ci complication yooyu ñu doon wax li ci mel ni hypoglycémie bi nga xamante ni léeg-léeg mën na lor doomu aadama bi ba mën na faat sax bakkan. d'accord kon docteur ni nga ko waxee rek ma fàttali leen rek yéen a ngi toujours si li nga xamante ne rek mooy suñu thème du jour di diabète et ramadan kon bi nga xamante ne xam nañ li nga xamante ne mooy risque yi xam nañ tamit li adapté entre diabète ak ki nga xamante ne médicaments yi bu war a jël kon ñu jàll rek ci li nga xamante ne nit ki nga xamante ne dafa am diabète docteur naka la war a mën a yemalee li nga xamante ne moo di ay lekkam si wàllu ramadan bi. dafa amee diabète lekkinam léeg-léeg lu ci ëpp mën na bañ a changer parce que ñoom dañoo am mën naa ñu ko tuddee noonu chance su ñu leen di imposer li ñuy wax alimentation équilibrée ñu bëri fa la ñuy nekk di wax ay terme régime diabète mais bon je pense pas que ay régime du terme bu baax bi ñoom li ñuy wax ci ñoom mooy alimentation bu équilibrée ci loolu lañ nekk ci diabète li ñuy wax ci moom mooy dafa war a nekk ki nga xam ne dafa war a xëdd ci xëdd bi li gënoon mooy mu jël sucre lent yi ci mel ni ay féculents nga xam ne ñoom seen digestion gaawut noonu te du yéegal suukar si bu baax hydratation bi maanaam li muy indi ci ndox ci yaramam it dafa war a bari ci weeru koor li ñuy consommer ci suukar ñun suñu dëkk yi dafa xaw a bari lool moom dafay bokk ci li muy moytu bu ñu jógee ci xëdd bi nga xam ni dafa war a nekk lu impératif loo xamante ni moom daf ko war a respecter impérativement di dem ci bu ndogu bi jotee ndogu bi diabétique bi ni muy doon ndékkee këram noonu lay ndogoo mën na jël li mu doon ndékki li ci mel ni mburóom def ci li mu ci doon def café douté meew sucré ko ak édulcorant yi mu doon utiliser dafa nekk période bu spécifique bu xaw a am ay sensibilité boppam léeg-léeg am na diabétique boo xamante ni boo ko nee moytul tàndarma bi sax mën na ko xaw a sonal mën nga ko bàyyi mu jël benn tàndarmaam mën nañ jàpp ni du ko yàqal dara bu ñëwee ci li muy lekk bu ndogoo ba pare maanaam repas yu consistant yi muy jël comme d'habitude rek alimentation bu équilibré boobu noonu moom ci la war a nekk alimentation bu équilibré nañ ko xayma ci ku jëloon benn plate bi ñu ni da nga koy xaaj ci digg bi 50% wu plat bi li gën mooy mu nekk ay légumes ci genn wàllu plate bi yëpp mu def ci ay légumes moo xam nag yan légumes la ciy def mais l'essentiel na ci lépp ci 50% yi doon ay légumes beneen 50% bi des mu xaajaat ko ci digg bi 25% bi indi ay protéines mu indi yàpp jën yàpp ginaar bi foie yooyu yëpp mën na ko utiliser partie bi ci des nag moom mooy ñëw nekk féculents yi doon ceeb doon dugub doon mboq doon li nga xamante ni moom la bëgg utiliser foño moom moo xam nan lay composer plat am loolu bu ko respecté mën nañ tuddee ni kooku kat mu ngi jël alimentation bu équilibré bi nga xamante ni du ko yàqal dara ci biir weeru koor bi léeg-léeg nag suñuy réalité sociale ñun moom mooy tax nit ki day bëgg di toogandoog mbooloo bi ay tubbal sa bopp di beru day xaw a doy waar ci ñenn ñi ñoo nit li leen di conseiller mooy nañ fexe ba bool bi ñu leen di tegal ñëpp di ci toog na nekk bool bu bari légume ñu lekk ci légume bi lu bari bu dee ceeb la ñu lekk ci as tuut lekk ci jën yi ak
yeneen xeetu protéines yi mu àndal loolu it lu mën a nekk la. aussi diabétique bi mën na xam ni moom repas am yépp bu mu ci teg rek mën na ci lekk fruit moo xam ban fruit lay jël mais après chaque repas mën na jël fruit mu consommer ko loolu bu ci nekkee mën nañu wax ni lekkinam te du looy li koy indil ay jafe-jafe parce que bu dee diabétique boo xamante ni moom équilibré woon na avant doon jël alimentation bu baax comme ni ñu ko bëggee ci avant koor gi bu koor gi ñëwee mën nañ ni du changer dara ci lim doon lekki lu dul que portion yi mooy changer suba si lay jël xëddam bu ngoonee mu ndekki te diggante ndekki beeg reer bi mu xam ni temps bi guddul ñu xool tamit bu ñu mënoon nu mu gën a guddi reer bi ci ñoom doon li gën ngir bañ mu am ay hypoglycémie ci biir koor gi parce que loolu lañ doon tontu ci laaj bu mujjee bi. kon jaajëfal nañ la bu baax docteur Fall Cissé di la wax ne question yi li la posé yëpp macha allah réponse yi am na solo lool kon ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak téléspectateur yi lay seetaan si Makhama TV ak ban conseil rek nga war a mën a joxaale diabétique bi nga xamante ne rek mu ngi nekk si Ramadan bi. waaw soxna Anta ñu ngi leen di sant bu baax di sant waa Makhama TV yëpp ci déplacement bi ñu def ñëw fii jox ñu opportunité ngir ñu mën a waxtaan ak sunu askan ngir échanger ci wàllum wér-gu-yaram je pense que loolu yitte la boo xamante ni doon na suñu yitte moom bokk na ci suñuy bëgg-bëgg mooy partager lépp luy information boo xamante ni am nañ ko ci population bi bu ñu doon tënk mën nañ wax ni diabétique mën na woor waaye kan ci diabétique yi moo war a woor loolu lañ ko war a saytu diabétique bi ci biir koor gi dafa war a jege docteur am ci lépp nag dafa war a imposer sax docteur bi am numéro de téléphone am parce que dafa nekk période bu xaw a doy waar boo xamante ni lu nekk mën na ñëw te buy ñëw du tàggoo kon day baax mu am nu mu mën a jokkoo ak docteur am ba lu munti xew rek mu yëgal ko docteur bi tamit xam ni mu war a taxawee ci loolu ndax dafay laaj mu ñëw ndax dafay laaj ñu corriger ko à distance parce que lépp lekk léegi am information yi technologie bi yombal nañu ko ba mën nañ def yu bari même à distance pour saafara mën a am ñoom nag dañoo nekk population bu xaw a sensible léeg-léeg dañ koy dund di nga ci dajeek ñi nga xamante ni dañuy xaw a entêté wu même bu ñu nekkee ci ñi nga xamante ni koor bi woor gënul ci ñoom sax mën nañ toog docteur bi ne leen woor gënul mais bu ñu demee fi ñu jëm dinañ woor te foofu danger bu am solo dafa ne li gën même bu la docteur bi xamalee ni woor gënul ci yow xamal ko ni yow da nga nar a woor moom mu xool yan mesure lay jël ngir mën la accompagner ba sa koor mën a jàll ci jàmm ak salaam ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen ñaanal tawfeex. di jaajëfalaat bu baax rek docteur Ahmadou Fall Cissé nekk fii nga xamante ne rek mooy clinique Cheikhul Khadim fi leen ko fekk si woon tey mu ñu doon defal li nga xamante ne rek mooy sunu thème du jour nekk le Ramadan et le diabète. ci loolu lañ doon waxtaanee tey nag kon nag ñu leen di gërëm di leen di sant di leen di jox dig daje ba beneen yoon beneen émission fi nga xamante ne moo di Makhama TV.